asalaamaaleykum mbokki internet du ñuy teewlu sur Seneb TV seneb.com am nañ mbégte encore une fois di feggoo ak yéen comme ni ma koy defee saa su ne ma tàmmal leen ko ci samay jotaay ñu ngeen bëgg di leen suivre saa su ne laay dalal fii ngir ñu war a waxtaanee nag lu baax yi tey nag ki ma dalal miin ngeen ko yàgg ngeen ko gis yàgg na leen bégal dinañ waxtaanee nag point yu bari yoo xamante ne mu ngi ci nekk di ko yëngatu ci carrière am ak ci vie personnelle am Fatel maa ngi lay dalal bu baax biir Seneb fay naa la dalal ak jàmm. merci beaucoup. acca ba bàyyi la nga nuyoog internet di lay seetaan. voilà maa ngi lay nuyu bu baax Zeynab. maa ngi nuyu ñi may seetaan di leen wax ne que maa ngi leen di jox sama ñaari loxo ak respect bu bari. di leen wax ne que kontaan naa bu baax ci invitation bi. macha allah alors Fatel Sow di yëngatu ci milieu cinéma en même temps di yëngatu aussi ci musique xam naa ni ñaar yëpp di ci tànn di ci choisir dina xaw a metti bi la ci gënal boo ñu doon wax ci ñaar yi ban moo la ci gënal cinéma wala musique ban nga ñuy wax. bon je peux dire que cinéma daf ma dab. mais man ku ma xam-xam ne musique laa gën a bëgg parce que moom laa màggandoo moom laa xam que moo nekk sama passion. ba ñu doon ñëwal say début ci musique sa carrière musicale depuis combien d'années nga tàmbali def musique. man dama doon wayantu nag. dama doon wayantu di wayantu. mais après bi ñu demee ba xam ne que am na loo xam ne am naa ko tuuti ci lu ma yàlla may ci côté musique. que ci laa intégré carrément. muy en 2019. 2019 kon loolu mën nañu wax ni yàggul. non yàggul. bi nga débuté ci musique ku ne xam na ni des fois booy tàmbali dugg ci musique wala ngay tàmbali dugg ci milieu showbiz parents yi dañuy xaw a bañ tuuti rawatina nga nekk xale nekk jigéen nan la demee woon ci sa côté. metti woon na trop ah. Zeynab su nekkee yàlla rek a tax may wax metti woon na. mais comme ni ma koy waxee rek àdduna lépp loo gis rek waxtaan la. ak négociation. parce que tamit c'est pas facile nga nekk ci benn ethnie bi. sama côté nga xam ne dafa metti tuuti pour nga def fa yenn côté xalpulaar ngeen baal ma nag mais dañoo xaw a compliqué tuuti ci éducation. mais bon ça va quoi vu que waxtaan naa ak samay parents xam nañ ko loolu laa bëgg après accompagner nañ. donc kon début bi ñoom dañu bañoon carrément. non dañoo bañoon nag. franchement dañoo bañoon metti woon na torop. bi ñu bañee nan nga procédé ak ñoom ba ñu nangu da nga bàyyi nekk ci seen bëgg-bëgg di leen naxtaan wala da nga doon continuer di def en secret nan nga procédé woo ba demoon ba ñu dem ba nangul la musique bi. ok au début dama doon làkkatu di ko def. di ko def après si laa xamee nag genre may làkkatu di def dara. te awma si ñaanu waajur du ma dem. ma xam ne que duma dem fenn. que mieux vaut rek man ma nangul leen lu ñu bëgg. peut-être ñoom fi ñu demee ba xam ne que man bëgg naa ko dinañ ma bàyyi ma def ko. ci kër gi laay nekk di wayantu di fawante guitare et tout. ñu dem ba xam ne que carrément bëgg naa ko nag après si lañ ma ci accompagner. si lañ la bàyyee comme li ñëpp di wax rek ñu ci bari dañoo jël musique ak showbiz tëkkalee ko jàpp ni képp ku ci dugg rek yàqute dalay dab wala sax bu fekkoon da nga doon nit ku baax da nga ciy jëlee bon esprit boobu tey famille yi ak Sénégal am ci monde showbiz nan nga ko gisee. au fait pour man lépp ci xel la pour man lépp ci éducation la. parce que man nit boo bëggee baax di nga baax boo bëggee bon di nga bon. parce que foo xamee fi nga jóge nga xam say parents lu ñu daj ci yow surtout sa yaay aussi. parce que ku dul xalaat yaay moom lu la neex defal. franchement ku dul xalaat sa yaay lu mu daj et que fu mu jaar. lu la neex defal franchement c'est diamétralement opposé bokkul. am na ñu fi nekk di def musique di def danse di def cinéma. te dégguñu leen ci dara. gisuñu leen ci dara wax dëgg fa yàlla. yoon yi sax bokkul ku bëgg baax da ngay baax ku bëgg bon da ngay baax. bi ngay intégré ci milieu cinéma di dugg ci Marodi wax nga mu nekk ñaari monde yoo xamante ni c'est diamétralement opposé muy cinéma ak musique. ndax ku ci nekk expérience ba nga fay amee sa première fois ngay dugg ci cinéma nan la demee. bon dama ci kontaan et que. tamit daf ma bett. man personnellement parce que xalaatuma woon ne que sénégalais yi dinañ ma apprécier noonu dinañ ma bëggee noonu wax dëgg fa yàlla. nekkoon na loo xam ne dafa kawe sama njort benn ins mais beneen ins bi tamit mun naa ne tamit kawewul sama njort parce que dama xam ne dama liggéey ba egg si foofu. bu loolu weesoo tey rôle bi nga xam ne yaa ngi ko nekk di ko jouer biir Virginie. tey casting bi des fois casting yi dafay doon ay casting ciblé. des fois nga gis benn personnalité jàpp ni li nga bëgg mu jouer la ko di nga ko mën a jouer sa casting biir Marodi ak série Virginie nan la demee casting ciblé la wala dañ la defal casting comme ñëpp. non man ciblé lañ ma defal. dañ ma woo téléphone ne ma ñëwal Marodi.
que ñi demoon Blaise Senghor casting ñëw nañu. léegi yow dañ laa bëgg nga ñëw fii nii pour benn rôle buñ la bëgg jox. après ma ñëw ma def casting bi. defuma ci woon sama xel franchement parce que dama ne te duñ ma jël. doo ko réussir. dama ko réussir après toog naa ay lan moo tax nga ngay amoon xel ñaar ne doo ko réussir lan moo waxaloon loolu. sama xalaat la woon rek. parce que dama ne que Sénégal lu mu toll. que talent yi bëri nañ. ku fi gën a am talent sa morom nga dem ak kii la te ñëw naa fa fekk fa ay xale yu rafet macha allah. ay xale yu gëm seen bopp xale yoo xam ne dañoo nekkoon Blaise Senghor yàgg fa lool. ay man ma ñëw ñu defal ma ciblé je me suis dit peut-être duñ ma jot. après def ma ci sama xel franchement. surtout ñu ju bari dañuy wax ni Fatel dafa nekk koo xamante ni dafa xaw a timide dafa xaw a bari kersa alors que rôle bi nga xam ne dañ la ko jox pour nga jouer ko Bill Marodi gis nañ ni beneen Fatel lañu fa gis. Fatel bu bari affaire bari problème dugg fii génn fii nan nga jëlee sa personnalité teg ko na lay ngir adopter personnage bi. monde visible ak invisible noonu laa ko jàppee parce que man dama ne. nit ki boo nekkee ci sa liggéey. mbubb la rek mbubb booy sol la su nekkee professionnel nga. foo ñëwee di jouer dara da ngay ñëw jouer luñ la wax. su nekkee professionnel nga su nekkee tamit jàngal nañ la ko. après foo paree foo ci génnee génn nga ci wax dëgg fa yàlla. mu mel ni équipe Marodi accompagner nañ la sax ci formation en fait. bien sûr Pod jàppale na ma ci bu baax a baax. sonal naa ko torop maa ngi koy nuyu de passage. Papa Pod voilà sonal naa ko Papa Pod wala grand frère Pod. Papa Pod grand frère Pod. mu ngi noonu nekk na lu am solo muy rôle bi nga xam ne moom la nekk di jouer actuellement ci série boobu di Virginie à un moment donné gis nañ coow li nga xam ni amoon na biir Sénégal muy problème flashcards yi ba nga xam ne dem na ba dugg ci biir école yi moment boobu psychologiquement nan ngeen ko doon gérer. bon metti woon na trop parce que ñun au début yeete moo ñu ci dugaloon yeete parce que dañ doon wane ni que lii boo ko defee baaxul war a ko woon def. parce que ñi doon copier mënoon nañ toog ba xaar suite flashcard. ñu soog a copier ñu xool na flashcard fu muy mujj baax la wala fu muy mujj baaxul. parce que ñun defuñu ko woon pour yàq. dañ doon def juste pour wan leen ne que ne ay jeunes lañu dañoo war a def yëfu jeune ay jeunes lañu aussi que waruñoo yàqalante quoi. moment boobu aussi nan ngeen ko jàppee est-ce que mettul woon ci seen côté ngeen génn nit ñi di leen critiquer nit ñi di leen sànni xeer nan nga ko dundee yow personnellement. critiquer nañu ko ni c'est normal. critiquer nañu surtout côté internet bi nee nañ que genre que ne waruñu woon def loolu ñoo ngi yàq xale yi affaire yoon alors que ñoom xaaruñu suite bi. ñoom début bi rek la ñu gis xam nga àdduna tey dafa baax ci nit. nit ki foo teeyiwul doo déglu doo xool après. si njuumte rek ngay dëkk quoi. moo tax après bu ñu gisee ne que flashcard jàpp nañ ko tëj nañ ko après ñoo ngi def social après wax ak jeunes yi. ci la xale yi commencé retiré tuuti. d'accord bu loolu weesoo it ba tey dañuy des ci série bi di Virginie ñu gis ni ay vedettes lañu fa boole ñoo xamante ni tey sa génération ku ci mel ni Virginie ku ci mel ni aussi Diarra ñu ci bari ci seen génération rawatina di yëngatu ci musique dañ leen ci boole seen biir concurrence bi méttiwul. amul concurrence. man gisuma fa concurrence. gisuma fa concurrence moom franchement parce que ñun moom wax dëgg fa neex yàlla c'est pas question que li ma toog fii wala li may wax télé dama koy wax fii ngeen dégg ko. amuñu esprit concurrence ñun ñëpp ñun ñoo yem kenn ku ci war a def dara da ngay woo sa morom wax ko expliquer ko mu valider après ñu def quoi. des fois fans yi aussi tamit dugal seen xel concurrence. waaw des fois fans yi ñi naan Fatel moo fi ne ñi naan Virginie moo fi ne. ñi naan Diarra moo fi ne. loolu ku ci nekk am foo far am foo féete. loolu Sénégal la. Sénégal moo mel noonu mënuñu ci dara forcément dañu jël benn Fatel benn Diarra def leen concurrence. benn Fatel benn Virginie def leen concurrence mais ñun concurrence ñu. foo xoolee sax suñuy joué ak yooyu yëpp da ngay gis ne que ñii concurrence ñu. franchement. d'accord bu loolu weesoo aussi ñu massawu leen ci li fi jot a am ndax kuy suivre actualité xam ni. tey biir série Virginie ñu ngi dund mettit ñu ngi dund tey situation yu metti ak décès ki di Tata Myriam Dior nga xam ne moom la ko Sénégalais yëpp xamee mu nekkoon ci yéen doon ànd ak yéen liggéey bi mu jóge fii nan ngeen di dundee moment yi actuellement. bon nu mu xaw a tuuti mais bon. maman Myriam dafa nekk koo xam ne que wallahi azim du question li ma toog fii moo tax ma koy wax. mais nit la nit ku baax la. franchement jël ñëpp uuf ñun ñëpp. ku mu si jàpp yedd la dangay naan
kii est-ce que jaawale ma ak doomam franchement su nekkee yàlla rek a tax may wax. baax na bëgg na nit bëgg na kaf fu mu toog conseil fu mu toog conseil. fu mu munti toog ak ñun. bu leen def lii moytu leen lii bàyyi leen lii à chaque fois franchement. wax dëgg fa yan souvenir nga gën a fàttaliku ci moom d'autant plus que yaay gi mu doonoon ci Virginie noonu la ko doonee woon ci yow idem que ñëpp ñu nekk ci biir série Virginie rawatina nag ñi bokk ci monde cinéma yan souvenir ngay fàttaliku ci moom. mus naa ñëw daaw anniversaire Virginie këram. ñu ñëw ndeysaan fekk ñoo ngi defaral Virginie anniversaire surprise. mu toog di ñu yedd moo ngi sol caaya. di ñu feccal. après si la ñëwee toog ak ñun nañu ay xale ngeen. bu leen musa nangu kuy def esprit concurrence seen biir xel. ay xale ngeen bu leen musa nangu. xale yu góor yi di leen fowee. franchement lii moo ma ko waxoon te ba tey ba suba ba ginnaaw suba moo ngi yàgg nekk sama xel. moment yi nan ngeen di doxee seen diggante ak Virginie d'autant plus que yéen a bokk liggéey bi waaye affinité am na seen biir relation bu rafet dem na ba am seen biir nan ngeen di procédé woo pour ëppale ko ci moment yi ngeen nekk. non sant yàlla la parce que lépp lu ñëw rek dañoo xam ne sant yàlla la. man dama koy woo comme d'habitude damay waxtaan ak moom démb rek maa ngi koy woo di ko tooñ naan ko si kaa am na. mu naan ma ban kaa ma ne ko yow. du bàyyi lii maa ngi lay woon naan la kaa am na nga naan ma kaa dama lay tooñ yaa ngi ci jàmm waxtaan après kaf mu jeex quoi. c'est ça. gis nañu aussi réaction bi nga xam ne def na ko par rapport ak dese yaayam ni ko sénégalais yi jëlee daal di jël ab vidéo live am boo xamante ni mu ngi ko doon jël doon ci jooy ñu jël ko collé ko ak mel ni bi mu yëgee dese yaayam ci la nekk di jooy mu def ci réaction boo xamante ni post la bu mu def Instagram di ñaawlu sénégalais yi ni ñu mën a ñàkkee sensibilité bay jël yooyu di ko collé réaction am lan nga ko gisee. bon sénégalais dafa nekk koo xam ne que. duñu jàppale nit quoi. parce que pour man nit ki boo nekkee jeune. nga nekk jeune moins de 20 ans sa yaay génn àdduna man pour man fuñ la jàppalewul waruñu la teg yenn affaires yi di la gën a yokk naka. parce que man vidéo yi ma gis ñu koy publier vidéo yi ma gis ñu koy dugal yëpp jeu d'acting la doon def. TikTok la doon def di foo après ñu jël posté ko rafetul daal nañ bàyyi lañuy def. d'accord mu ngi noonu mu nekk lu am solo seen relation bi ñu am ak Tata Myriam Ndior ñu koy ñaanal yàlla xari ko ci àjjanay firdawsi xam naa ni fu mu toll nii xol bi tooy na tamit xel mi sori na tey boo fekkoon dafa am conseil booy jox tey jeune fille yi wala tamit képp kuy góor wala képp ku am yaay seen relation ak yaay parce que lu ñu wax souvent balaa ngay xam sa yaay fu mu la féetee mu jóge fi ban conseil ngay jox jigéen ñeeg góor ñi. bon. Zeynab yaay dafa garaaw. yaay dafa garaaw torop. yaay moo la mën a dugal aljana. à part sa borom kër. yaay moo la mën a sauver yaay mooy sa gàllaaj. ci àdduna lépp loo am boo respecté wul sa yaay bëggoo sa yaay joxoo sa yaay cër doo dem fenn. loolu rek la respecté leen seen yaay ngeen profité parce que àdduna bi dafa jeex ba pare c'est fini. xamoo ndax yow yaay njëkk dem sa yaay wala sa yaay mooy njëkk dem. lenn daal mooy affaire bi mooy nga jéem a seddal sa xolu yaay ba nga xam ne que lu ci mënti am rek après du la bett incha allah. su ma déggee ni ngay waxee Fatel dafa mel ni danga am relation bu particulière boo am sa diggante ak sa yaay ku dégg ni ngay waxee avec tellement d'émotion dañuy gis ni Fatel a une relation très très particulière ak yaayam lan la exactement. ok dara dama ko bëgg rek. comme ni doom di bëggee yaayam rek daf ma jàppale daf ma taxaw rek. comme ni yaay yëpp taxawal seen doom franchement daf fee yàgg nekk. maa ngi la dégg sànq ngay wax naan souvent sunu yaay dañuy def ay sacrifice ngir seen doom souvent sunu yaay dañuy jaar fu metti ngir seen doom boo ñu doon wax tey yan sacrifice yan mettit la sa yaay jaar ngir yow wala ngir say frère ngir say sœur lan la. dafa metti. dañu bëggoon rek nga partagé ko ak mbokki internet yi amaana ñu lay seetaan dinañ ci mën a jàng ngir gën a mën a fonk seen yaay
gën ko mën a téye en tant que jeune ndax àdduna bi dafa gàtt comme ni nga ko waxee. bon Zeynab man su ma nee sama yaay je peux dire que dafa jël genre dundam yëpp def ko ci man en fait. fu nit ñi di demee ay xew wala bu nit ñi di demee di takk ay or di dem moom moo ngi koy jéem a sacrifier pour man ak sama petite sœur. dafa def ci man lu bëri. dafa ma jàppale ci lu bëri Zeynab wallahi azim. te bis bu ma ko fayul man ma xam ne man duma tàllee sérieusement. parce que dafa nekk yaay boo xam ne dafa bëgg njaboot ñaari doomi jigéen la ko yàlla may muy man ak sama rakk. dafa sonn ci ñun daf ñoo jàppale daf ñoo taxawu daf ñoo conseiller du dem fenn sama yaay laa gis wallahi azim. nit bu amul fréquentation. nit boo xam ne demul dikkul liggéeyam suñu kër sama papa point amul demul feneen jëntiwul dara wallahi azim. kon man lépp lu may def ci àdduna rek dama koy sóoraale ak lu mu mënti doon. ak lu may mënti def ci àdduna laa la wax ni dama koy sóoraale. kon source de motivation la pour yow. bu rëy bu mag. bu mag. te dinaa ko fay incha allah. ban message nga koy déglu xam naa ni maman mu ngi lay seetaan ni ban message nga koy jox yaay booy. dina ko xaw a jaaxal tuuti na li ma toog fii di wax ci moom parce que. duma wax ci moom dama koy éviter parce que du ma bëgg di wax ci moom en fait. mais jàmbaar la juste li lay wax ne que éducation bi nga def ci man. yar bi nga def ci man liggéey bi nga def ci man moom la yàgg continuer incha allah rabbi. c'est très important c'est un message fort bi nga xam ni Fatel jox na ko kii di yaayam ñu leen di ñaanal rek yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam ba aussi njaboot gi di leen texal mu mel ni ku dégg Fatel ni muy waxee image bi nga xam ni yenn sénégalais ñu ngi leen koy jox dafa am différence ci seen vie normale. parce que boo nekkee ndaw doon jigéen yàlla def la ni nga wax a def macha allah. nga nekk ci cinéma am na fu ñu lay dëkkal. am na fu ñu lay teg ñi naan tànkam dafa gudd toogul demul mu ngi dugg ak a génn. loolu soo koy dégg souvent nan la lay def en tant que xalpulaar bi nga wax ni moom nga doon ndax ku xam xalpulaar xam ni dañoo xaw a strict ci éducation. Zeynab man ama fréquentation. ànduma kenn. déjà rek bi may ñëw fii sama ménage dafa am empêchement xam nga su ma amoon xarit tey gunge na ma wala am naa ko man ànduma kenn ama fréquentation ama demalante dikkalante wax dëgg fa yàlla. juste parfois la gisante ak samay amis d'enfance ñu dem resto lekk après ça passe quoi dew ma dikku ma demalante wu ma kenn dew ma boîte dew ma fenn fu ma dem fenn amul. fréquenté wu ma kenn wax dëgg fa yàlla. kon da nga jàpp ni yenn fréquentation yi mën na ternir ci sa image. bien sûr man loolu laa jàpp peut-être keneen lu mu jàpp mais man dama jàpp ne que fréquentation baaxul sama image. te duma ko def tamit te noonu lañ ma yaree sax man dew ma fenn.